ci mission bu mu sumb ngir rek mën a sukkali taxawaay jigéen yi nga xamante ne ñu ngi yëngu ci wàllum entrepreneuriat waaye tamit activité génératrice de revenus yi Fonds national de l'entrepreneuriat féminin bi nga xamante ne mi ngi ci ministère de la femme daal di soobu ci wàllum ñoŋal nekkin jigéen yi ak ay projet yu mucc ayib waaye tamit ay formation. gisee ñu teg direction bi ci ministère de la femme bi nga xam ni mooy encadrer jigéen yi dafa am solo parce que jigéen ñu bari ñi ngi liggéey depuis lu yàgg yor ay organisation di liggéey di jaay ay araw di jaay ay géej kii di jaay leneen ak leneen dans l'artisanat te ba léegi amuñu benn këyit dañuy regroupé woo noonu rek gis nga fi ay tontu ñoo xam ne am nañu 20 ans ay millions la ñuy brasser te ba léegi amuñu benn këyit bu wane ni ñoom association bu taxaw la léegi nag ñun suñu rôle mooy femmes yooyu nga xam ne ay entrepreneur lañu ñi ngi liggéey ñi ngi commerce ñi ngi def leneen ak leneen ñu dimbali leen teg leen ci yoon wi. projet bii nga xamante ne ci la ñu mën a amee ay financement ngir jox ko jigéen yi te état du Sénégal taxawal ko fi li ko tax jóg moo di wàññi chômage jigéen yi. fonds bi nga xamante ni ci ministère de la femme la nekk et que dañu ko indi pour accompagner femmes yi nga xam dañ bëgg liggéey te mënuñu accéder mënuñu jot ci xaalis bi nga xamante ni mooy tax ñu war a mëne seen activité. donc loolu moo tax ñu créer fonds bi état Sénégal da ko créer pour accompagner les femmes entrepreneurs femmes yi liggéey ou femmes yi nga xamante ni idée de projet lañ am rek mais bëgg nañu jóg pour liggéey. donc on a des financements partout et que dañuy liggéey aussi ak les services déconcentrés et les services décentralisés dans le cadre des financements. ñoom jigéen yi le donte sax ñoom la ñuy waxal ci projet bii le ñenn ci ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo représenté seeni structures yi ñoom it addu nañu ci projet bii le te di ko rafetlu. li ñuy def mooy nekk en interface ak structure yi nga xam ne tey ñoom ñoo fi teewal son excellence le président Macky Sall bu nga xam ne tey mi ngi def liggéey bu am solo pour que bépp jigéen ci Sénégal mais aussi bépp jeune fille mu autonome. donc pour ñu autonome nag il faut que ñu dem vers les informations d'abord ñun nag dañuy informer jigéen ñooñu pour ñuy dem ci structure publique yi comme le ministère de la femme parce que mooy suñu ministère tutelle mais gis nañ ne depuis ñun bi ñuy orienter jigéen ñi ci ministère bi wax dëgg yàlla am nañ ci satisfaction totale parce que tey buñ la former pare jox la ay financement pare aussi topp di saytu sa liggéey ba au finish yóbbu la ci foire bu mel nii ba nga xam ne tey mooy foire internationale des produits africains ñu koy woowee FIPA yaakaar naa ne loolu c'est à saluer. xamante ne moo ñu fi tax a jóg moo di ko jàppale jigéen ñi gunge leen jàppale leen ci financement nga xam nañ ni que jamonoy léegi financement yi dafa xaw a jafe surtout sur ñi nga xamante ne que elles sont dans le secteur informel tey boo demee dans les banques dañ lay laaj ay garantie dañ lay laaj un taux boo xamante ne c'est un peu plus élevé donc ci biir loolu la ñu xamante ne que boo leen bëggee jàppale laaj na nga teg leen ci yoon ñu allégé naka la ñuy def ba am di financement. projet bi dañuy def financement mais financement boobu ñu ngi ko jëmale ci jigéen ñi nga xam ni dañu néew doole torop ba seen néew doole mën na leen jural ay métit ci fi ñu nekk walla ay jigéen yi nga xam ne sax dañu jot am ay métital muy violence ñooñu ñu leen di jël di leen former leen ci ay métiers former leen ci nu ñuy gérer activité financer leen. programme bi nag ministère bi dafa lëkkaloo ak coopération italienne pour soutenir jigéen ñi ak ndaw ñi ci lépp loo xam ne daf leen di yóbbu jëmale ci autonomisation li ñuy wax autonomisation économique donc ñu am jumtukaay pour mun a mënal seen bopp mënal seen askan donc ci loolu la coopération italienne financé programme bi à hauteur de 12 milliards de francs CFA ñuy intervenir nag ci ñetti région de Dakar région de Kaolack ak région de Sédhiou. ca département bu PADEF foofee lañu fekk Mame Thierno Gueye mi nga xamante ne moom mooy coordonnateur biy dox ci wàllum financement islamique yi. bon projet bi booy xool dafa nekk loo xam ne gouvernement du Sénégal moo ko tëgg jubluwaay bi mooy indi ay dimbali ak ay tontu. ci jafe-jafe bi jigéen ñi am ak ndawu jigéen ñi ci wàllu xëy. biir loolu gouvernement du Sénégal dafa bénéficier accompagnement banque islamique de développement mu
contribuer à hauteur de 10 milliards de francs CFA ci biir projet bi la bi gouvernement Sénégal joxe 1,250 millions mais ci ni ñu tëggee projet bi daf ci am ay pàcc yu bare donc am na ci pàcc boo xam ne mooy toppatoo wàllu financement jigéen ñi te boobu am na lu tolloog 4 milliards ak genn wàll yu ci nekk yoo xam ne day jàppale ñi nga xam ne ay jigéen lañu di am ay yëngu-yëngu ci wàllu koom-koom ba pare am ay projet yoo xam ne tëgg nañ ko yoo xam ne ñun buñ ko saytoo xam ne am na njëriñ ci wàllu koom ci jigéen ñi te dina leen dimbalee ci wàllu xëy bi ñun ñu statuer pour mën leen a jàppale. naka noone ngir rek nga mën a bénéficier ci financement yooyu le faaw rek nga am ay ndombol tànk yi nga xamante ne yooyu ngay wone. ñi ci am droit mooy ñi nga xam ne ñu tuuti yi nga xam ne ñoom amoon nañu kayit yooyu donc ñu nag dañ leen di ñaax di leen yee ci loolu suñu ñëwee ñu yee leen ni leen dem leen APIX wala dem leen feneen ngeen wut seen kayit ci organisme kii yi nga xam ne structure yi nga xam ne ñooy joxe kayit reconnaissance juridique bi bu ñu jógee ci loolu ñu former leen may leen ay jumtuwaay wala conseiller na ay jumtuwaay. critères yi il faut nga am 18 ans il faut nga nekk majeur mais aussi même boo amul activité nga am idée ci li nga bëgg a def rek ñun dinañ la jàppale accompagner la ba idée boobu ñu transformer ko en projet financé la ci projet boobu. ne jigéen ñi ak ndaw ñi ñooy suñu cœur de cible en tant que ministère de la femme ñu ne bu ñu waxee ndaw ñi nag ndaw yu jigéen ñi tam am nañ ci wàll góor ak jigéen maintenant ñu xool naka la ñu leen di dem fekke si fa ñu nekk def communication de proximité au niveau des quartiers des villages. critères yi bi ci jiitu pour affaire jot financement yi surtout mooy ngay def activité boo xam ne dëppoo na ak l'islam loolu mooy première condition pour nga mun a accéder ci crédit yi beneen bi mooy li nga xam ne moom la ñu yor enveloppe bi bu ñu koy distribuer am ñetti catégorie de besoins yuy ciblé. buñ sukkandiko ci coordonnatrice bu PASNEC projet biile dina mën a tax sax ba ay bot di compter wala ay ñaawteef yi ñu teg ci jigéen yi ñu mun koo teggi fii. tax a jóg mooy day saytu ak yelleefu jigéen ñi ak di xeex bépp métital bu ñuy métital jigéen ñi si loolu nag mu am apport bu important bu muy am si aspect autonomisation des femmes c'est-à-dire yokk mën-mënu jigéen ñi parce que jigéen ñi soo leen bëggee ñu mën dara économiquement il faut ñu am benn environnement bi nga xam ne dafay favorable te environnement boobu mooy defal leen ba ñu am tawféex si fi ñu nekk fi ñuy dund duñ fa am benn métital duñ fa am benn problème ba seen xel daal ñu mën liggéey. ci loolee objectif yi nga xamante ne yooyu lañu sumb ci projet biile daanaka mënut a changer ndax liñ fa bëgg moo di mën a am ay jigéen yi nga xamante ne ñu ngi yëngu ci wàllu wi fii ci Ndakaaru naka noone ci dëkkaan yi. Globalement pour les bourses économiques 8000 la ñuy viser mooy famille les familles 8000 lañ ci jagleel jox pour que ces bénéficiaires de bourse économique. ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai atum 2022 bi ñu nekk nii la ñuy amal ubbite foire internationale des produits africains mu nekk occasion mi nga xamante ne Fonds national de l'entrepreneuriat féminin daal di wone taxawaayu nguur Sénégal mi nga xamante ne dafa bëgg sukkali nekkin jigéen yi waaye tamit di leen may ay offre yu mucc ayib ci wàllum formation waaye it ngir ñu amal ay activités yu mucc ayib.